jërëjëf salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi ñuy déglu fii ci WPAT 9:30 AM seen mbokk seen xarit soxna na koy mbuub ci micro bi fas yéene ànd ak yéen it ci xarala bi amal leen nag rajo bu juddu bu tudd Sénégal rajo Sénégal rajo nag fas yéene ànd ak waa bitim réew fépp fu waay toll ci diaspora ñu fas yéene rek waxtaane li nga xam ne képp ku tukki ni ma koy tuddee toujours picc nga ca kaw waaye xel maa ngi ci suuf fas yéene nag di wax ne macha allah rajo bi ñi ci jàpp ak ñi nga xam ne ñoo ko sponsorisé di Diop le maire di Ablaye Diop sunu fans club ak xarit yi ak soppe yi nga xam ne ñi dañu nekk ci suuf di jàpp ak jigéen ñi nga xam ne ñoom it dinañ ci am espace bu yaatoo yaatu boo xam ne dinañ ko tuddee ëttu jigéen ñi di leen jox 20 minutes ba 25 minutes yoo xam ne plateforme bu rëy la ñuy am ci war ko waxtaanee waaye li ci ëpp solo rek mooy ñu àndandoo dem ci li nga xam ne mooy li soxal di leen wax ne rek dina am chaque fois jeudi minuit ba 1h du matin en attendant ñuy ubbiwaat yeneen heure fas yéene ànd ak yéen ci heure yu am solo ndaxte gis nañ ne fii ñu toll ak waxtu wi fii ñu toll jot na ñu seet lan nga xam ne mooy jëmale réew ma kanam ñu waxtaane ko tey nag maa ngi am ñaari gan yu mag yoo xam ne kenn ki kilifa la ci dëkk bi muy son excellence El Hadj Ndangaan Ndaw nga xam ne macha allah fan yii rek demoon na Sénégal dinañu wax lu ñu indil waaye moom it mu am gan yu rëy yoo xam ne ñu ngi fi muy directeur général de la promotion de développement de l'artisanal ñu koy wax monsieur Pape Amady Ndaw xam naa ni may def comme ganale damay bàyyi consul mu dugg nuyoo ubbil ma sama gan yaatalal ma ko fii ci Sénégal rajo ci WPAT 9:30 consul maa ngi lay nuyu. Adja Nogoy maa ngi lay fay. mu mel ni am naa honneur bu mag tey ngay sama xarit ma ubbi rajo pour une première fois dama ko daan daw waaye nag dem naa ba sës naa gaa ñi jox nañ ma antenne bi nga dugg tey ci rajo bi ubbee ko loolu mbégte laa ci am loo ci yëg tey. waaw mbégte man également loolu aussi pour man parce que Adja Nogoy boo taxawalee rajo te ko Sénégal rajo am nañ ne dafay gën di dolli firnde rek ni la communauté bi ñoree ni la Sénégal ñoree ni la li jëmale askan bi kanam ñoree donc maa ngi la ci félicité di la ci ñaanal nga am ci réussite totale te am mbégte lool sa première émission man ma bokk ci ma fekk ko d'abord bokk ci alhamdulilah donc di invité mbokk Sénégal yi yëpp ñu gën ko bàyyi xel ndaxte xam naa ne njëriñ bu bëri incha allah lañ ciy jëlee donc di aussi encouragé ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow ci initiative bi et di leen féliciter et di leen gën a feddali suñu disponibilité. jërëjëf maa ngi am Papa Amady Ndaw directeur général de la promotion du développement de l'artisanal yaakaar naa ne sëñ Pape maa ngi lay nuyu allo Pape. Adja Nogoy. maa ngi lay nuyu yaa ngi ci rajo Sénégal fii ci WPAT 9:30 AM muy émission buy doog a juddu ci dëkk bi nga nag vraiment muy honneur comme ni ma ko waxee léegi son excellence njëkk doon invité rajo bi donc ñu am lu rëy loo xam ne yaakaar nañ dinañ ci waxtaan léegi ci kanam waaye rek ñu bàyyi li nga nuyu communauté sénégalaise bi ak sénégalais yi fi nekk di la déglu. Adja Nogoy ñu ngi lay sant di la gërëm ci invitation bi. di nuyu son excellence El Hadj Ndangaan Ndaw comme ni ko waxee di suñu xarit suñu frère di nuyu communauté bi yëpp ñu ngi déglu sénégalais yi ak sénégalais yëpp di la féliciter ci li nga xamante ne moom nga taxawal di un moyen de communication bu am solo ci jamono bii ñu ne di jamonoy jokkalante di la encourager en étant femme vraiment mu nekk lu am solo. man aussi ma am ci mbégte. bokk ci sa invité yu njëkk ci ubbiteg rajo bi.
jërëjëf loolu am na solo yaakaar naa ne ni ñuy def rek mooy dem directement rek ci waxtaan wi yaakaar naa son excellence fan yi demoon nga Sénégal après bi élection yi jeexee juste rek nga dem ñëwaat lan nga ñu indil ci loo xam ne war nga ko mën a jox communauté bi nga xam ne ñi ngi doon toog di taaxirlu ak di la déglu. jërëjëf Adja Nogaye d'abord damay profiter ci occasion bi. di ma nuyoo suma xarit sama frère monsieur le directeur général Papa Amady Ndaw bu ma nee suma xarit la dëgg la ndaxte ñoo màggandoor Mbour bu ma nee suma frère la dëgg la aussi parce qu'on a fait le même lycée. mu nekk nit ku baax koo xam ne mën naa seede ci moom lu bëri. ku actif ci lu jëmal communauté mbouroise kanam. lu jëmale communauté sénégalaise kanam donc bu ñëwee si nga invité ko. man nga ko defal communauté bi nga ko defal. maa ngi nuyu Pape di ko en tout cas souhaiter la bienvenue di ko souhaiter aussi une excellente mission fii aux États-Unis alors di aussi profiter ci occasion bi di féliciter waat le peuple sénégalais mais di féliciter aussi suñu mbokk sénégalais yi nekk fii ci États-Unis wane nañu suñu grandeur wane nañu suñu culture démocratique wane nañu nekk élection bu ñëwee lu coow li bëri dinañ ko def ci anam yu jaar yoon dinañ ko def ci jàmm ci salaam delluwaat ca la ca des donc loolu maa ngi profiter di saisir occasion bi di leen ci gën a féliciter di aussi wax ne ni ñu ko defee fii aussi Sénégal lu laa fa fekk naa ne nit ñi c'est vrai résultat yi génn na ñu wax ca lañ ca doon wax waaye kantiratuma fi ñu toll ni Sénégal sax nit ñi di wax ci élection yi li ñuy wax mooy fi ñu toll ni après les élections après les résultats fan la ñu jëm lan mooy doon mbébétu président de la République lan mooy doon doxalinu gouvernement bi lan mooy doon 13e législature lan la ñuy indil donc loolu foofu mooy état d'esprit bi ma fekk Sénégalais yi ñu nekk fa donc ci loolu it xam naa ne ci la mbokk yi nekk fii c'est vrai que 2 semaines yi nii nekk ma fi woon mais en tout cas loolu mooy li ñu fa fekk la nga xam ne aussi bañ fa demee jot nañ ko fa gëstu mooy lu ñu fexe rek ba tatan ko fa indil ko suñu mbokku Sénégalais yi fii te xam naa fi ci kanam ñu demee ba mu gën a dëgër ndaxte ay disons dox yu tàmbali la ngir jéem a seet lu jëm ci koom mais jéem a seet aussi lu jëm ci dëkkuwaay ndaxte yàgg nañu dégg ñuy wax naan président de la République 30% ci li jëm ci logement sociaux yi mi ngi ko jagleel Sénégalais de l'extérieur yi waaye ba tey ñu dese ci am visibilité bu doy am nag ay jéego yoo xam ne ñu ngi ko ci doon doxaale te incha allah bu gënee demee ba gën a dëgër bu demee ba gën a leer dinañ ñëw ànd ak ña nga xam ne ñoo ko yore wala ñëw ci suñu bopp ñun au nom du consulat général mën leen ci indil ay leeral kon loolu daal bokk na ci li nga xamante ne mën nañu wax ne moom lañ fa fekk ak la nga xam ne jot nañ ko dox ngir ëllëg ñu mën ko indil suñu bopp yi. loolu lu am solo la ba ëllëg ñu mën ko indi sunu mbokk yi yaakaar naa ne comme ni nga ko waxee ci 13e législature bi amoon nañ fi ay candidats yu bari yu fi nekk ba yaakaar naa ne ñoom it war proclamer nañu ne am na ñi nga xam ne ñoo gagné élection yi muy Benno Bokk Yaakaar. tout à fait Adja Nogaye maa ngi féliciter candidat wu Benno Bokk Yaakaar yi nga xamante ne que ñoom ñoo porté woon ticket bi di monsieur Aboubacry Diallo ak yow Adja Nogaye Mboup maa ngi leen di féliciter bu baax ndaxte def ngeen campagne bu ma rafetlu lool campagne bu ànd ak teggin campagne bu ànd ak argument campagne boo xamante ne que mi ngi lal woon ci waxtaan ak mbokk Sénégalais yi ci li nga xam ne moom lañ jàpp ne moom ngeen leen di indil donc ci kaw loolu Sénégalais yi joxe nañ ci seen kaddu ba jox leen kaddu gi donc ma ngi leen ci félicité di leen ñaanal ngeen am ci réussite noonu lay aussi félicité ñi nga xam ne yëpp nekkoon nañu ci ay participants soit candidat wala ñu àndoon ak candidat ñoom ñëpp wane nañu seen bëgg-bëggu seen réew ndax ni ma koy waxee toujours rek fii niñ ko xam ni fi koom demee ak ni ñu fi yàlla mayee ak ubbeeku ku fi xëccu pour doon député par exemple c'est parce que da nga bëgg sa réew kon nag ci loolu ñi nga xam ne yëpp nekkoon nañu candidat te yàlla def amuñu majorité pour mën a dem à l'Assemblée nationale ñu ko xam ne fu ñu mën a liggéey réew mi bëri na mën na doon Assemblée nationale mais mën na doon aussi ci penc bi mën na doon ci sa rajo ay xalaat yoo xam ne ñu ngi koy indi mën na doon ci yeneen i anam yoo xam ne mën nañu boole li ñu am indi ko ci penc mi mu doon njëriñ pour askan wi
mooy en tout cas ci kaw loolu maa ngi ci feddaliwaat disponibilité au consulat général du Sénégal à New York. ci leen wax ne ñi nga xam ne gagné nañu te war a dem toogi assemblée nationale nañ leen ñaanal. ngir ñu taxawal fa réew mi taxawaay bu mucc ayib. waaye aussi ñi nga xam ne gagné wuñu ñu ngi leen di ñaanal ñoom aussi. ñu gën a laxasaayu ëllëg ñu gën a mën a taxawaay yoo xam ne réew mi dina ci gën a mën a gis boppam donc loolu daal lañ ci amoon ci luñ ci mën a waxagum. jërëjëf mais en tout cas di rafetlu bu baax a baax bi nga xamee ne. élection yi jàll na. def nañ ko ci jàmm Sénégal yi yëpp wax ci lañ koy wax waaye bañ ko weesoo aussi fi ñu toll nii jublu ci. liggéey bi perspective yi lan lay def. jërëjëf ñu jublu ci perspective bi kon ne may def rek mooy dem transition ñëw ci nag ki nga xam ne mooy le directeur général de l'artisanal monsieur Pape Amady Ndao monsieur Pape Amady xam naa ne gannaaw bi nga nuyoo mbokk yi mel na ni ñëw nga fi comme ni ko consul waxee léegi mission bu rëy boo yegsi woon fii def si ko bëggoon nañu xam lu doon sa tànk tey jii ci États-Unis tànk yi nag li ko waral. mooy dafa am partenariat maanaam diggante boo xamante ne nii dafa am ci diggante ministère de la femme. bi nga xamante ne Mariama Sarr moo ko jiite. te ci boppu mbir moomu sunu xarit. ki nga xamante ni moo nekkoon directeur général u APDA. di Omar Samb jiite ko muy direction des études et des évaluations du ministère bi loolu amee ñu jël ñi nga xamante ne ñooy association des Sénégalais d'Amérique te Ibrahima Sow suñu xarit suñu frère nekk ci bopp bi ñoom ñu am ay jegeyante ak maanaam Harlem Week bi nga xamante ne nii moom moo xew jamono bi te ñooñu ñëpp am na ku ñuy wax Mamour Mbaye bokk ci ñi nga xamante ne moo fexe ba jegeyante boobu am loolu nag bi mu amee ñun ñi nga xamante ne ñoo yor promotion artisanat ci Sénégal ak ci bitim réew gis nañ ci ne war nañ ci mën a dugal suñu loxo ndax Harlem dafa nekk gox boo xamante ne nii dafa bari lu mu méngoo lu mu bokk ak Afrique ak Sénégal te bu ñuy wax Amérique immigration bi jaar foofu te jaar bi mu fa jaar tamit dafay dellu si ci li ma wax léegi li ñu bokk maanaam roots yi dafay dellu si à chaque fois donc artisanat bi buñ ko buggee dugal ci réew mi ñu am fuñ ko jaarale te suñu artisan yi ci réew ma dañuy faral di wax ne Amérique dafa jafe ci ñoom donc il fallait que ñun ñu xool bunt buñ ko jaarale ba reconquérir le marché américain pour les artisans sénégalais rawatina nag rax ci dolli bi AGOA bi taxawee ba léegi plus de 6000 produits yoo xamante ne nii may nañ ko réew yi yenn réew yi pour ñu dugal ko ci Amérique sans frais de douane et sans difficulté ñun suñu réew ba léegi daf ci sooxe donc loolu mooy objectif stratégique bi nga xamante ne ni moo waral suñu ñëw fii ñun en tant que responsable de la promotion de l'artisanat au Sénégal mais teewul Harlem Week yemul rek ci artisanat am na yeneen domaine parce que culture bi mu ngi ci te li ma wax ci artisanat bi mën naa ko wax ci culture bi parce que tey rek dem nañu ci benn cérémonie boo xamante ñu ngi fa doon célébrer la musique cubaine comme ni ñu fa mënoon célébrer la musique sénégalaise te lépp dafay dellu si ci art dellu si ci culture dellu ci artisanat donc ci gàttal mën naa wax en conclusion que suñu ñëw fii ci Harlem Week buntu la boo xamante ni moom la ñuy ubbi pour artisanat Sénégal mën a conquérir marché américain bi nga xamante c'est un marché réel bu yaatoo yaatu nga xamante ñoom dañ ko ragal ba duñ fi jublu.
jërëjëf loolu nekk na leeral yu am solo yoo xamante ne ni wax nga ko monsieur le directeur général yaakaar naa ci ponk yi nga xam ne moom lañ ci mën a tànn ngir ñu waxtaanee ko ci sa biir wax xamal nga ñu ne ci wàllu AGOA bi am na ci lu mel ni 6000 produits yoo xam ne dañ ko may Sénégal mais mën nañ ko soxantal loolu ndax manque de communication la 6000 produits yooyu bon doo mën a wax lépp mais ci yan genre produit yi lañ ko war a def ak ñan ñoo ko war a indi may bi ndax da ngay def conteneur rek indi ko wala dañu lay laaj ay papier yoo war a mën a am pour mën a exporter ko wala importer ko lan ak lan nga ci mën a expliquer ci loo xam ne lu yaatu la pour que ñi nga xam ne immigré yi ne fii bëgg a liggéey te itam marché artisanal bi ñor na leen ñu seet nan lañ ci duggee. waaw bi ci jiitu nag ci ndimbal ci ñun lay tàmbale. je pense que mission bi di mission d'exploration de prospection bokk na ci li nga xamante ni moom la ñu njiitu réew mi sant muy ñu bañ ñu di nettali dara. donc loolu bokk na li tax ma ñëw fii. mën naa joxe benn exemple def nañu benn visite de terrain ak le directeur Samb ak le président de l'ASA Ibrahima Sow ba démb ci village artisanal bu Harlem. biñ fa demee gis nañ benn exemple boo xamante ne ni kenn nettaliwuma ko ay produits yoo xamante ni Sénégal la bàyyi ko mu am ay benn dëkk benn réew boo xam ne dañ koy jël ñoom defaraat ci yu bëree bari tapp ci seen mandarga dëkk indi ko fii di ko jaay. bi ko benn américain jëndee bi mu demee gis ci étiquette dëkk boobu daf ko delloosi ne moom buggul bu dëkk boobu bu Sénégal lay wut. donc je pense que loolu. firnde la ci ne ñun suñuy produits ay produits yu mucc ayib la. produits yoo xam buñ ko labellisé made in Sénégal am na fi gëdd ci biir Amérique mën nañ ko fi jaay bu yaatu. ci wàllu yére yi nga xamante ne ni réew ma lañ koy defaree. ci wàllu sculpture yi nga xamante ne ci réew ma lañ koy defaree. ci wàllu vannerie maanaam tame yeeg layu yeeg pañe yeeg layu yi. yooyu nga xam ci réew mi lañ koy defaree. ci wàllu mën naa ci teg peinture yu yees yi nga xamante ne ay récupération lañ koy defaree. yooyu yëpp ak uude geeg yooyu yëpp nekk na ay produits yoo xamante ne suñu produit la yu ñu ràññee. nga xamante ne mun foo dem ci Afrique tamit suñu produit yi dafay nekk produit yoo xamante yu singulier la. yooyu ñun gis nañ ne fii bëgg nañ ko fi lool. te war na fi ñëw mais nag ñëw bi comme ni ma ko waxee sànq foog ñu gunge leen. gunge suñu artisans yi. jàppale leen étant donné que léegi président Macky Sall fexe na ba diaspora bi doon bokk ci réew mi. yaakaar naa ne projet yi nga xamante ne moom la ñuy tëral ci biir réew mi. artisans yi nekk ci biti réew aussi war nañ ci bokk. et je pense que loolu bokk na ci suñu démarche innovante. yi nga xam ne dañ koy tàmbali di ko jël. lépp loo xam dañ koy jox suñu artisan ci biir réew mi ci wàllu formation ci wàllu encadrement ci wàllu financement. yooyu yëpp aussi dañ ciy sóoraale artisans yi nekk ci biti réew bi. su ko defee suñu artisanat mën a continuer di nekk ambassadeur. mën a continuer aussi di jàppale sénégalais yi. ñu mën a def seen métier. mën ci dund. mën ci faj seen soxla. mais aussi mën ci contribuer ci économie seen réew. et je pense que loolu aussi am na solo. loolu am na solo ñi ngi fii ci rajo Sénégal yéen a ngi koy déglu en direct ci WPAT 9:30 AM wax dëgg yàlla dinañu ubbi ci kanam antenne bi pour may que quelques auditeurs ñu participer ci honneur bi nga xam ne mooy le directeur général de l'artisanal de la promotion de l'agence de l'artisanal nga xam ne ñëw fii ci Amérique waaye tamit may ñu honneur ngir waxtaan ak sénégalais yi lii mooy wane ne ñoom nëbbatuwuñu laxatuwuñu te itam ku bëgg a xam ku bëgg a investir ku bëgg tamit delluwaat sa réew jëli indi muy lu am solo monsieur Amady li ma ciy wax rek te jàngat ko ci biir wax bi mooy gannaaw ne ngeen yéenay accompagner nit ki su bëggee tey jii am nu mu duggee ci business boobu ngeen war ko accompagner nan la leen di jotee
fan lay jaar lan lay soxla pour def ko est-ce que dafay am compagnie neewam est-ce que dafay am fonds de roulement bi muy demee ci yan garantie la war a taxawee pour mën a ñëw ci yéen. waaw déjà bu dee ci Sénégal boo nekkee artisan rek am na nu ñu lay ràññee. am na carte d'artisan boo war a am. bokk ci chambre de métier boo ko amul it du tee ñun ñu considérer la comme artisan parce que du artisan yëpp ñoo am carte bi du artisan yëpp aussi ñoo bokk ci chambre de métier yi. soo nekkee bitim réew aussi nekk artisan comme ni ma ko waxee léegi rek nous sommes obligés considérer la aussi comme un artisan. D'ailleurs mission bi wax naa léegi ne régler la problématique de la commercialisation des produits artisanaux maanaam jaay produits yi artisans yi dañuy defar waaye écouler ko aussi problème la donc suñu nekkee ci chaîne boobu ñi nga xam dañuy jaay aussi dañ leen ciy boole parce que du rek artisan bi defar képp moom la ñuy jël en charge mais ki nga xam mooy fexe ba artisan bi aussi jaay produit yaakaar naa kooku aussi ci chaîne bi la bokk. ci réew mi am na ay structure yoo xamante ne ni dañuy former artisans yi te bokk ci suñu ministère mën naa tudd 3FPT nga xamante ne ni loolu kese lay def ci former ay artisans ñu gën a mokkal seen métier wala former leen ñu mën a jéggaani ay jumtukaay yoo xamante yokk seen xam-xam. wala former leen ñu mën a méngale seen liggéey ak jamono. wala former leen ñu mën a mokkal li nga xamante ni mooy permettre seen liggéey gën a jub gën a baax gën a rafet gën a dëgër. yooyu yëpp structure yooyu dañ koy def. am na structure yoo xam comme suñu yos nga xam dañuy participer ci promotion wu produit bi ci promotion wu entreprise artisanale bi. ci promotion wu artisan bi lui-même. ba pare am na ay structures yoo xam aussi dañuy financer artisan bi pour mu am matière première wala ñu financer ko pour mu mën a formaliser wu maanaam au lieu que mu nekk ci mbaar mi yem ci mbaar mi di liggéey na maam daan liggéey ak baay ñu fexe ba mu mën a génn foofu mën a dugg ci modernisation mën a formaliser wu méngoo ak entreprise bu moderne loolu aussi dañ ciy jàppale artisan yi. wax naa ko léegi ñi nekk fii aussi ci lañ bokk. ñi nekk ci bitim réew aussi ci lañ bokk donc loolu yëpp bu ñu jege structure yi nga xamante ne nii xëy na balaa émission bi jeex dinañ joxe suñu contact yëpp. bu ñu jegee ñun aussi dinañ leen boole ci programme yooyu parce que programme yooyu pour sénégalais yëpp la. jërëjëf programme yooyu pour sénégalais yëpp la am naa premier auditeur bu dugg si léegi maa ngi fàttali ne képp koo xam ne bëgg nga àndandoog ñun. ci émission bi ñu waxtaan ak suñu directeur général ñëw fii ci États-Unis waxtaan si lu mel ni wàllu artisanal dégg ngeen ko léegi wax na ci wàllu culture ndax culture bi tamit ci la ñoom ñaar ñëpp ñoo war a ànd même boo ne culture sax da nga ciy boole wàllu tourisme yaakaar naa lu bari mën nañ ci mën a wax te bari na ñun ñi tey jii ñoo xam ne ñi ngi ne bëgg nañu delluwaat wala boog bëgg nañu yokk suñu xalaat wala expertise bi ñuy am ñu yàgg ko waxee fii ci rajo yi kon nag jot na tey jii ñu mën a dollante salaamaaleykum sëñ bi. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam kooku nag moom mooy directeur rajo bi moo ko sponsorisé di Diop le maire maa ngi lay nuyu. waaw Adja Nogaye maa ngi lay ziare di la jaajëfati ci ndombo tànk yi nga tegal laay mën a wax rek ndax sponsor dafa rëy nga jël ma taamu ma ci. ma am ci mbégte lool. ziare El Hadji Ndangaan Ndaw consul général. di ziare sa gan bi El Hadji Papa Amady Ndaw. di ko wax naan dalal ak jàmm. am mbégte lool ci teewaayam ci Sénégal ci Amérique gi New York. Adja Nogaye yow wane nga sa bopp tey encore wane ni Sénégal moo la ñor. nga jël sa rajo bi tudde ko rajo Sénégal. muy loo xam ni rek mooy wane ni yow lii rek moo la ñor looloo ñor ni sa lépp Sénégal la. li jëmale Sénégal kanam ci ngay dox moom ngay xëy ci ngay gont ci ngay tëdd ci ngay nelaw. tey jii nag nga invité Pape Amady Ndaw bi mu ñëw nii man li ma gëm mooy. export import. export technologie. suñu artisan yi nekk Sénégal di defar ay mucc ay di ko te amuñu fuñ ko yóbbu. mu bëgg leen a jàppale ba seen liggéey gën a jëm kanam.
mu ñëw fii fekk si foire bi fii fekk si lii nga xam ne mooy Harlem Week di taxaw di xool ndaka lañ mën a jëlee lekk ay la ñuy liggéey ñoom di ko indi fi nit ñi di ko fi jënd damay wax ni suñu réew liñ fa am ñett la touriste ba fay dem indi cadeau la fay jële muy gift wala muy loo xam ne moom la ñuy wax sërite kon loolu bu ko nit ki jëlee Sénégal yóbbu ko réewam ndëkk Sénégal la waaye bu demul Sénégal tamit ñëw ba Amérique gi mu jënde ko fi mu am made in Sénégal bu ko yóbboo dem dañu yaakaar ne Sénégal la ko jëlee ba tey li tasaare suñu liggéey réew jëme kanam la kon kontaan nañ ci lool Adja Nogaye man nag li ma taxawal mu USA Diaspora Group pour le développement du Sénégal li ko tax a jóg mooy Sénégalais yëpp ñëw ñu ànd bokk liggéey dafa jëmale suñu réew kanam ba ma koy damaa commencé di dugal ay nit waaye dugalatuma kenn ndax ñi may dugal xamuñu woon li tax ma dugal leen. ñi nga xamante ne nii tamit ñoo nekk ci restaurant yi ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci salon de coiffure yi ñi tamit ñi ngi ci home health care yi ñi tamit ñi ngi ci commerce bi comme ni ñu koy waxee village artisanal am na fi am na ñoo xam ne sax nekkuñu ci artisanat bi mais dañuy importer ay produits di ko indi ci dëkk bi di ko jaayaat li ma ci mën a wax rek balaa ñi nga xam ne di nga joxewaat say information en attendant ñuy xaar auditeurs yi nga xam ne bëgg nañu participer ci rajo bi mooy tey bu fekkente ne yàlla def na ñii ngeen dugg see ci dëkk bi est-ce que xalaat ngeen ne tey jotul ñu am ay points focaux fii maanaam point focal fii ci dëkk bi par exemple bu fekkente ngeen day dem association ba wala ngeen dem ci consulat du Sénégal mën fa am seen ay bureau yoo xam ne tey peut-être nit ñi bu ñu soxlaa pour jot leen dootul ñu dem léegi ba Sénégal naan APIX mi ngi fa am nañ fa bureau wala jël bëgg nañ information yi ñu war a dugg mais at least am ngeen ay ñu leen mën a représenter fii est-ce que pare ngeen ko pour xalaat ko dans l'avenir. waaw loolu ni mu nekkee sunu soxla. ci biir réew mi noonu la ko nekkee ci biti réew mi. parce que boo ko xoolee artisanat Sénégal. région boo jël am na lu muy war a wane soo jëlee Casamance boo jëlee Kolda nga jël Tamba nga jël Thiès fu ci nekk rek ci Sénégal am na loo xamante ne loolu lañ fay gën a defar wala loolu moo fa soqe ko te loolu mën nañ ko tasaare ci biir Sénégal comme programme boobu ni mu amee ci biir Sénégal noonu lañ ko amee ci biti réew am na jamono directeur yi nga xamante ne ñoo jiitu APDA comme ki ma lim léegi muy Omar Sam ñu taxawal ay projet yoo xamante ne nii ay makkaanu Sénégal lañ ko tudde woon après sax ci la je pense Washington am makkaanu Sénégal comme résidence mais yooyu noonu ay vitrine la waroon doon ay vitrine de l'artisanat sénégalais yoo xamante ni dañ koy def ci capitale yu monde bi yëpp nga xamante ni boo fa ñëwee da ngay xam ne fii Sénégal la da ngay xam ne à travers les produits artisanaux du Sénégal mën nga gis culture réew mi mën nga gis cosaan bi ak aada yi mën nga gis beauté réew moomu ba am yëg-yëgu dem visiter réew moom mooy li Diop le maire doon wax maa ngi koy nuyu di ko sargal ci taxawaayam te loolu projet boobu mu ngi taxaw ba léegi et nous pensons que New York mën na bokk ci capitale yu njëkk yi nga xamante ne ci lañ koy def ci àdduna bi récemment visité nañ Lisbonne ambassadeur bi fa nekk moom biñ ko expliqué dafa ko yàkkam ci def parce que ci liggéeyam daf ci bokk aussi jaay réewam et je pense que loolu mën na artisanat mën na bokk ci liy jaay destination Sénégal ndaxte lëkkaloo artisanat ak tourisme léegi kenn réereetu ko mbir que dafa am d'autant plus que tourisme yi nga xamante ne moo amoon jamono tourisme yooyu dafa commencé sooxe muy comme ay tourisme balnéaire nga xamante ne naaj ak plage moo taxoon tourisme bi di jóg léegi touriste bi leneen moo ko yëkkati lu mel ni artisanat lu mel ni li ñuy wax tourisme historique visiter histoire dëkk bi dem ci xool cosaanu jege cosaanu dëkk bi visiter lieu yi nga xamante ne moom lay dégg yooyu yëpp
artisanat mën na ko indi. donc loolu nga wax noonu loolu ñu ngi ci fexe ba dans un avenir proche ñu am une vitrine de l'artisanat sénégalais fii ci New York nga xam ne ku fa dugg xam ne fii Sénégal la. waaw loolu am na solo ñu ngi préparé kon vitrine boobu nga xam ne moom la ñuy jéem a toog pour mën ci xalaat ne ku fa dugg xam ne foofu Sénégal la yaakaar naa lii rek la ñu amaloon tey jii di ko waxtaanee ndax li ñu ñor mooy képp koo xam ne ñëw nga ci dëkk bi di ak privé wala autorité boo xam jóge na Sénégal ñëw fi li am solo mooy ñu mën a def communication bu mag boo xam ne ñëpp dinañu xam nii li ñu fiy wut si kenn koo xam ne xëy na ma nga tëddoon am projet am wala am xalaatam te xamul woon fu muy jaar su dégloo rajo Modou nga xam ne ak rajo bu mu ci mën a déglu parce que damay jàpp ne ñun rajo yëpp benn lañu kenn ku ci nekk soo xëyee yaa ngi seet lu nga xam ne mooy doxal réew ma wala moo koy ñàkk defar nga seet ci ban côté ngay jàppee ñu def ko. moo tax tey jii bi ñu ubbee Sénégal rajo am ci mbégte bu baax a baax am ci sunu excellence El Hadj Ndanga Ndao ñu waxtaan ci bi mu jógee Sénégal waxtaan ci xew-xew yi fa am ak yi nga xam ne waajal nañu ko indil mu jëm ci wàllu dëkkuwaay nga xam ne président Macky Sall moo ko alloué immigré yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew 30% ci logement Diamniadio yi boobaak tey nag nit ñaa ngi xaar pour xam yoon la ñuy jaar ak yan bunt la ñuy jaar mais itam dina mën a dimbali sénégalais yi nekk fii waaye aussi ci buntu boobu rek lay jaar pour wax ne monsieur le directeur général tey jii bu fekkonte ne dafa am immigré yu ne d'accord léegi ñun dañu xalaat ne dañu bëgg ubbi benn cité de la diaspora ubbi fa beneen village artisanal ci biir Diamniadio est-ce que parce que xam nga site bu bees bu nekk dëkkuwaay bu bees bu ne dafay laaj am jàkk laaj am église laaj am fa supermarché am fa ay jumtukaay mais est-ce que xalaat ngeen ne pour dundal ville bi lan ngeen ci mën a jël à l'avance ci mën a proposer ubbi ay maquettes yoo xam ne tey jii ku ci bëgg a dugal sa xaalis def ko ci wala lu ko accompagner. waaw projet yooyu am na déjà bu dee Diamniadio la am na fa déjà. bu dee Pointe Sarène am na fa su ñu koy sóor parce que wax naa la léegi ne vitrine yi ni ñu ko xalaatee ci biir réew mi noonu lañu ko xalaatee ci bitim réew. donc loolu laa doon jéem a wax. bu may indi diversité bi am ci Sénégal en matière de artisanat. boo demee Tivaouane ñu ngi fay defar ay panier ñu fay ràbb panier. boo waxee panier ñëpp dañ naan Tivaouane. parce que zone boobu lañ koy ràbbe et cetera. donc loolu ñu fexe nag ba am ko ci zone yooyu. Diamniadio AIBD am nañ fa programme pour def benn site d'exposition permanente boo xam ne ay hectares la nga xamante ne day jege aéroport bi jege autoroute à péage bi jege station balnéaire bu Saly ak station balnéaire bu Pointe Sarène nga xamante ne nii képp koo xamante ne bëgg nga gis artisanat Sénégal yëpp ñu représenté ko ci benn espace nga ñëw foofu visiter ko gis Sénégal yëpp ci espace boobu loolu beneen programme bi mu ngi effectivement Diamniadio am na foofu benn centre boo xamante ne dañ ko fa prévoir pour def ko mais néanmoins parce que foofu espace yi des na bu fekkee dafa am ay privé yu bëgg a def foofu un village artisanal wala espace artisanal loolu aussi mën na nekk. bu weesoo loolu ñun suñu bopp am nañ programme boo xamante ni logement la pour les artisans. donc artisan diaspora yi aussi seen bopp PAL lañ koy woowee c'est le programme de logement pour les artisans. kan moo am na benn noise bu nekk foofu xaw ma benn luy cornet. waaw ça doit être seen maintenant programme boobu ni ko artisan sénégalais yi moomee noonu la ko artisan Amérique yi moomee war ci bokk. benn site la boo xamante ne ni FONGIP moo ko garantir. parce que boo ko seetloo artisan masul am possibilité. bokk ci ay prêt bancaire pour logement. parce que banques yi souvent soo amul maanaam revenu mensuel fixe. en général daaw bokk ci programme logement yi am Sénégal. pour la première fois dans l'histoire du Sénégal. mu am un programme logement pour artisans ñoo xamante ne ni
xamuñu lu ñuy am bu ñu xëyee. et ñu permettre leen avec l'apport de FONGIP ñu permettre leen ñu am ay logement loolu aussi artisan yi nekk fii. buñ ci bëggee bokk mën nañ ci bokk buñ ñu jegee wala ñu jegee consulat bi. wala ñu jegee ASA. mën nañ leen jox ay jumtukaay yoo xamante ni ay information yoo xamante ni dañ ci mën a bokk ci programme boobu. ay logement yu mucc ayib la. te cherul parce que dañu sóoraale aussi seen am-am. donc loolu moom mën naa ko te ci li tax ma indi ko sax mooy ci logement yooyu maanaam ci cité yooyu. dañ ci sóoraale aussi village artisanal. maanaam seen liggéeyukaay du leen sori. loolu aussi innovation la ci wàllu habitation. d'accord loolu am na solo yaakaar naa ne duma la tee lu yàgg. jël nañu temps bi li ci ëpp rien que rek ngir indil sénégalais yi information bu leer te wóor jóge ci ki nga xam ne mooy directeur général monsieur Pape Amady Ndao xam naa am naa premier auditeur buy duggaat gannaaw Diop le maire ñu déglu ko ba xam lan la bëgg a wax ñu dellu si waat salaamaaleykum. ñu ngi sant yàlla bu baax. waaw mais kii idée bi ñu wax ni si affaire artisan yi maa ngi déglu mais. est-ce que artisans yi ne fii bari nañ bari ay boobu est-ce que mënuñu créer benn genre comme cité au Diamniadio boobu créer benn cité boo xam ne bii dañuy xool comme maison artistique yi nekk fii Harlem. bu ñu demee tabax genre cité yu demee noonu pour les immigrés jël tur tuddee ko Harlem wala quelque chose comme ça te loolu yaakaar naa dina mën a attirer tourisme américain yi parce que réellement américains yi. xamuñu Sénégal te war nañ xam Sénégal. loolu européens yi xam nañ Sénégal bu pare. mais il faut ñun nekk fii aux États-Unis mën a créer loo xam ne bi américains yi dinañ ci gis dañ bëgg leen dem Sénégal parce que américains yi bëgg leen Sénégal bari na. mais xamuñu dara Sénégal lii du tout. donc da nga ko doon proposer ñu def comme par exemple ni ñu amee Harlem Week nii ñu ñëw fii comme partenariat bi ñuy wax ñu jël benn cité Diamniadio tuddee ko tamit. peut-être cité Harlem. Harlem wala cité Harlem wala affaire yu gën a wala Bronx waaw. exactement dana kii dana xaw a xëcc tudd américain parce que américain yi actuellement. bëgg nañu xam Sénégal man ci beaucoup de contacts des gars yoo xam ne bëgg nañu xam Sénégal. d'accord mais xamuñu dara Sénégal réalité. dans la réalité. d'accord yaakaar naa directeur déglu na directeur dégg nga question bi contribution bi mu indi sax contribution la. am solo la wax noonu. am solo la wax loolu laa tàmbalee. wax naa sànq ne Harlem mën nañ ko jàpp comme buntu bi nga xamante ne ni. ci la ñuy dugg pour yaatal ci Amérique yëpp. et je pense que parce que li mu niroo ak Sénégal li ñu bokk. li ñu cosaan ak li ñu niroo. que Harlem Week bi noonu la nekk buntu. et je pense que am nañ projet. pour def semaine de l'artisanat fii à New York. loolu yëpp ay initiative la yoo xamante ne ëllëg mën nañ fexe ba mu am aussi. un programme bu mag Sénégal. nga xamante ne américains yi dañ ciy gis seen bopp. ñi nga xamante ne ñu ngi féete fii aussi gis ci seen bopp. ba ñu mën a am curiosité boobu pour ñu Sénégal. je pense que bu ñu commencé ñëw Sénégal ñoom rek mën nañu régler problème mu tourisme relance tourisme bi. et loolu déjà ñun ñu ngi ci liggéey. je pense que ñëw bi fii bokk na ci loolu. jërëjëf yaakaar naa ne loolu leer na naññ proposition bi sëñ bi def tamit yaakaar naa lu am solo la léegi ni may def rek dama lay bàyyi nga joxe contact yi nga xam ne moom ngeen am fii moom ngeen am aussi Dakar. ak aussi bu fekkente ne dafa am beneen daje bi ngeen war a am fii parce que tamit am na solo que boo leen ñëwee tamit fii dëgg la ngeen dem rencontré ji waa Harlem Week gis fa ay américains wax nga sànq ne waroon nañu am musique sénégalaise foo xam ne musique cubaine moo fa am bon xamuñu lan moo tax sénégalais yi contribué wuñ ci à 100% pour mën a dugg ci système bi directement ci biir Harlem Week bi mais peut-être xëy na prochaine fois bu ñu koy organiser waat dina gën a yaatu ba nga xam ne fii am nañ fi tambour major yi mag am nañ fi atelier artisan yi mag am comme ni ma la ko waxee salon de coiffure yi bari nañu am na benn lobbying boo xam ne bu ñu ko bokkee def sénégalais yi ci seen bopp pourquoi pas jaay stand yi
am ci yuñ ci am kenn ku ci nekk échange boobu ñuy am moom peut-être dina gën a indi convergence ci li ñuy def léegi li may def rek mooy xanaa di la bàyyi xëy na nga def sa dernier mot et puis ba joxe tamit numéro yi nga xam ne ku bëgg a dugg ci business boobu wala nekkoon ci te amuloo buntu wala am ci question booy laaj après ñun ñu mën ko joxe. waaw li may njëkk a wax mooy Harlem Week bi c'est la première mën naa wax ne pour ñun la participation du Sénégal c'est la première édition ñu ngi ci doog participer ren te comme yoon yemul ci benn te léegi loo gis aussi benn lay tàmbalee yaakaar naa ne mën nañ ko jàpp comme njëlbeen te année bu ñëw ñu yokk defaraat ba mu gën a baax comme ni nga ko waxee objectif benn la ñun ñëpp ñoo ko bokk jaay suñu réew jaay suñu artisanat yokk suñu koom-koom ñi ciy yëngatu aussi seen koom-koom yokk loolu moo tax ñu ciy féliciter le ministère de la femme bi nga xamante ne ñoom ñoo ko impulsé ba nga xamante ne ñëpp ñu ngi ciy jàpp parce que li mu wax léegi non seulement artisanat bi da ciy gis boppam mais tourisme aussi da ciy gis boppam te incha allah déwén dinañ fexe ba agence yi nga xamante ne ñoo yor tourisme bi ñëw lu mel ni SAPCO ak ANPT COSEC moom mu ngi fi ASEPEC aussi mu ngi fi di nuyu au passage sama xarit Moustapha Kane donc mu nekk loo xam ne lëkkaloo lay doon bu am solo te dëgër nga xam ne ku ci nekk di nga mën a tirer profit ci événement bi bi ci topp mooy fexe aussi ba Harlem Week ci boppam ñu yóbbu ko Sénégal très bien je pense que loolu mën na nekk ñi ciy war a liggéey ñu ngi ciy waxtaan su ko defee loolu aussi buñ fexee ba mu nekk événement au Sénégal je pense que ñoom seen bopp ñooy tirer ñeneen ñi ñaareel bi mooy di gërëmaat bu baax sama xarit ak sama frère El Hadj Nangan Ndaw di ko féliciter aussi ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def nañ ko ci élection yi je pense que jafe woon na mais finalement ils ont atteint l'objectif di wax rek ne Sénégal moom benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar effectivement mën nañu juyoo mën nañu bañ a bokk xalaat mën nañu bañ a bokk péete waaye au finish Sénégal lay doon jàmm ak salaam rek moo fa xaj bi ci topp mooy di nuyu ak di féliciter suñu xarit suñu frère aussi Ibrahima Sow président de l'ASA nga xamante ne moom aussi jàpp na bu baax ci mission bi taxawu ñu accueillir ñu ba nga xamante ni daal jafe-jafe yi wàññeeku na di jeexale artisans yi ñi nga xamante ñoom la ma président de la République dénk nga xamante ne ni ñoom ñoo seen liggéey bopp lañ yor di liggéey ci pour am seen formation bopp ñeneen ñi seen mbaarum papa wala seen mbaarum maam lañ leen formé waaye teewul ñu ngi nekk ay ambassadeur fépp ci Sénégal ak fépp ci àdduna di liggéey ngir seen bopp ak ngir seen réew wax leen rek ne président de la République moom fàttewu leen parce que bokk na ci ñi nga xamante ñoo gën a gëm artisanat ci Sénégal te loolu la ñuy wax saa su ne te gëm nañ ne liggéey bi dina gën a yokku su ko defee ñu mën leen jàppale ñoom aussi ñu mën a jàppale seen réew je pense que loolu mooy suñu mission principale. jërëjëf léegi balaa ngay àggali xam naa ne juste rek nga jël balaa nga jox ma sa numéro. am na ki nga xam ne du ñàkk war nga ko xam muy Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam. Abdoulaye Thiam moom it wax dëgg yàlla doyen la ci communauté bi yàggoon na it ci artisanal bi moom am na ci kàddu yu mu ci bëgg a joxe Ablaye. allo Ablaye. waaw salaamaaleykum. aleykum salaam. maa ngi lay nuyu maa ngi lay gërëm maa ngi lay remercier bu baax a baax. ci l'artisanal xañ na seen ñëw bi dafa leen bett. waaye normalement waroon nga àndaale ak Magu Mbow muy président chambre des artisans des métiers. Maguette Mbow Harlem rek waaw Maguette Mbow. waaw da nga gëstuwul quoi xañ na da ngeen waroon laaj artisan am na ñu fi nekk. am na ñoo xam ne artisanat moo leen fi indi. depuis 80 nangam ba léegi ñu ngi fi ci Harlem Week rek du sax question bi. ndax artisanat dafa rëy.
artisanal dafa def lu bëri ci àdduna bi ñun ci la ñu nekk man nekkoon naa apprenti compagnon de la chambre de commerce nekk naa apprenti compagnon de la chambre de métier lu leer naa ñu bëri na ñu bëri ñu ngi xaj na dama xamuloo émission bi damu demee waaye artisan yi gën na yaatu loolu léppkat yi ci lañ bokk tailleur yi ci lañ bokk artisanal xam nañ ci lu bëri ndax man mi nekk naa depuis 1960 maa ngi bu yaatu l'artisanal ak ñeneen xaj na bu nga am loo xam ne bu ngeen ko doxale woon dina gën a yaatu di nga am yoon wu gën a rëy loolu. waaw dëgg la am na ñu nekk Chicago am na ñu nekk Detroit am na ñu nekk fépp bari nañu daal na gën a yaatu daal. waaw Ablaye comme ni nga ko waxee xam naa xëy na comme ni nga waxee da nga dab émission bi directeur dafa ko invité tey ngir dégg nga ne daf fi ñëw ci première édition ñàkkul ne comme ni mu ko waxee ci biir waxam am na ku ñuy wax Mamour Mbaye koo xam ne moo leen dugal ci wàllu defar affaire u Harlem Week maanaam nag mbir moom li may wax toujours su liggéey taxawee dañ koy jox ña ca war a ànd ak ña ca bokk waaye comme ñoom tey bi yoon seen première édition la doon gëstu si xam nañ ne fii artisanat bi yaatu na fi am naa yaakaar ne incha allah bu ñu koy defaat acteurs yi nga xam ne ñoo ci bokk ñëpp te xam ko te maîtriser ko dinañ ci dellu si n'est-ce pas monsieur le directeur. waaw li mu wax noonu sax ci artisanat la bokk. waaw li mu wax. sax ci artisanat la bokk. xam nga artisanat moom. artisan moom dafa nekk nit ku moom boppam. dëgg la. waaw artisanat wax naa ko léegi sax ci biir wax. waaye li ma wax sànq laay waxaat. Harlem Week moo ñu fi indi. te loo gis ci benn lay tàmbalee. effectivement. te xame boo gis am na fu muy commencé. dëgg la. donc marché américain bi moom yàlla dogal na. ci Harlem lañ koy bënne. fi lañ koy duggee. incha allah waaye du tee. dinañ dem fépp ci Amérique incha allah. budul man tamit di ñi ma nga xam ñooy ñëw après man. parce que liggéey bi du yem ci man xëy na man du ma mën a wër Amérique yëpp. donc loolu rek la li mu wax léegi tamit loolu am na. artisanat moom yemul ci ñaari corps de métier. dëgg la. am na sax corps de métier yu bees yoo xam dañ leen dugal ci artisanat léegi. très bien. donc loolu dëgg la. xanaa di jeexale rek ci gërëm leen ñoom ñëpp. nuyu leen sargal leen. comme ni ma ko waxee sànq. président de la république nekk na ku gëm artisanat. te du tee ci saa su ne di ñu ko fàttali. te di ñu wax ñu ci liggéey bu baax. je pense que loolu moo ñu indi fii yow aussi di jeexale ci yow. dëgg la. vraiment di la encourager. parce que Sénégal lii rek la soxla. waaw ñoo xam ne bés bu ne dañuy xëy di ko liggéeyal. di liggéeyal réew mi di ko nekkal. je pense que loolu mooy jëlee suñu réewu Afrique yi fi ñu nekk. jegele leen développement. jërëjëf. waaw bu ma jeexalee nag te nuyu ma sama sœur Mariette Youm. waaw xam naa ne moom daf may mere maa ngi koy nuyu bu baax. dëgg la. di ko ziar. dëgg la di ko remercier aussi ci dalal bi. ak gunge bi fii ci Amérique. waaw moom mooy coordinatrice adjointe bu APR bu New Jersey. moom ak Xarjata Sakho ñoom it ñu ànd ci liggéey bu baax bi ñuy taxaw ci législative bi wax dëgg yàlla ñoom ñëpp kenn ku ci nekk dañoo taxaw àndandoo liggéey ba yàlla may ñu ndam moo tax ñun tamit suñu rôle mooy tey fexe ba en tant que li may wax 13e législature lu fi ñëw rek te ñu jàpp ne lu war a soxal askan wi la dinañ ko gëstu saytu ko xam fu mu jëm ak fu mu war a teg ba fu ñu tegee tànk ñun fekk ñu fa ñu toog ba li nga xam ne moom lañ ci war a séddale buy jaar ci yeneen loxo it suñu loxo dina ko mën a gëstu xool ko xam ne lépp war naa tegu ci yoon ba daray alalu askan wi du réer wala dara li nga xam ne noonu la programme bi président bi bëggee tegu mu jaar ci yoon wala mu mucc ayib ci nu mu war a àndee donc ñu ngi lay sant di la gërëm di la dox daje incha allah à part que sa numéro téléphone boo ko mënee joxewaat contact yi nga xam ne mën nañu jël sama bos. waaw. 77 la. 77. 457. 457. 12 20. 12 20. voilà bu bureau bi aussi mën naa ko joxe. waaw joxel bureau bi. 33. 867. 867. 69 17. 69 17. waaw baax na jërëjëf bu fekkente ne am ngeen email. email bi mën nga jël www. apda.gouv.sn. apda.gouv.sn. am nañ site aussi. waaw d'accord site bi lan la.
waaw site bi laa la jox léegi. waaw ok. waaw APDA Sénégal gmail.com mooy kii bi. d'accord. APDA Sénégal gmail.com. d'accord kon nag monsieur le directeur ñi ngi lay gërëm bu baax a baax wax dëgg yàlla waxtu wi guddi na waroon nga mën a noppalu waaye biñ la waxee ne bëgg nañu am àll tey ci invité da nga ko nangu wax dëgg yàlla ak honneur. ànd ceeg ñun ak coono yi ngeen nekk ak xar-xar yëpp ñu ngi leen di wax vraiment bonne continuation. et bonne réussite te ñu ngi leen ñi ñaan doxewaat du daje bu baax a baax a baax. amiin merci à vous aussi. merci beaucoup merci di la sant di la gërëm bu baax a baax kon nag di leen wax ne lii lañ leen seen rajo Sénégal indiloon ñu dellu rek joxaat leen ngeen déglu lii nga xam ne moom la ñu ubbee tey rajo bi. allo jërë ngeen jëf loolu laa leen ubbiloon ci rajo bi am naa ñaari auditeurs yu dugg salaamaaleykum. Adja Nogay toutes mes félicitations. merci beaucoup merci kookan la. man la Pape Ndaw. ah mais Pape merci beaucoup. émission bi neex na de ñëpp nee nañu émission bi neex na. waaw jërëjëf Pape donc kontaan naa xaaral ma dugal keneen beneen auditeur mu dugg tuuti am na ku bëgg a dugg Pape mën nga déglu tool dam voilà donc kooku daw na. ma ne ko kooku daw na Pape yaakaar naa ne ñëpp ngi ne émission bi am na solo mu Diop la maire dugg na am na ko woote woon léegi nee na dafa raté démb émission bi ñu doon def ci nu ñu waxtaan suñu biir semaine bii di ñëw dinaa ko indiwaat ndax tey pratiquement sama téléphone bi yëpp ci la yendu kenn ku ci nekk ne vraiment démb débat bi am na solo loolu rek la ñu soxla nañuy fexe li nekk suñu xol yi te amuñu fuñ ko joyee ñu indi cadre boo xam ne cadre de discussion lay doon ñu mën ci waxtaan jële ci ay xam-xam wut tamit ay experts yu taxaw dinaa fexe sax ba wut fi ay juriste wut fi ñoo xamante ne ni vraiment dinañu mën a ñëw toog ñu jël suñu ay concerné yëpp ñu mën ci waxtaan ci lu am solo Diop la maire. waaw Adja yaakaar naa dégg nga ni ko Pape Ndaw waxee am naa auditeur bu dugg léegi rapidement ñu may ko salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. waaw man la DG. waaw DG yaa ngi en direct ci rajo bi yaa ngi en direct ci rajo bi. maa ngi wàcc ci rajo bi. maa ngi wàcc ci rajo bi waaw teel am nañu auditeurs yu duggoon sax teel ligne bi allo salaamaaleykum. waaye naa participé de plein pied ci rajo bi à cause de Diop. man naa participé de plein pied ci rajo bi Diop parce que Diop meer sama waay la quoi. merci beaucoup moom yow grand yow sama waay nga sax jërë ngeen jëf. vraiment man comme ni ñuy wax rek ñun dañuy dox pour vraiment jëmale communauté bi kanam. jërëjëf mais beneen yoon. d'accord. da ngay def benn programme spécial. ci problème mu saaga yi am ci réseaux sociaux yi. d'accord dinañ ci loolu moo jar a waxtaan quoi parce que nit ñaa ngi juum yu rëy. waaw d'accord dinañ ci waxtaan incha allah lépp luy jëmale askan wi kanam te indi jàmm rek dinañ ko waxtaane kon ni may def mooy Diop la maire rapidement nga joxe sa dernier mot. waaw Adja Nogay xanaa kontaan ci émission bi rek. waaw sëñ Diop bi saw loolu mu wax. lu am solo la leen ko topp ndax créé woon naa fi African Village bu boobaa day nekk Sénégal Village muy benn village. dëgg la jërëjëf. waaw bu ko defee ay yëpp ci dugg yàlla nañu yàlla defal jàmm. amiin jërëjëf waaw Pape DG. xanaa fàttali rek ne. waaw Sénégal Village bi. waaw samedi incha allah. waaw na ci ñëpp ñëw. waaw ñu wane temps bi jeex na nag temps bi jeex na